ba ci nag ñu tàmbale ko laata ñuy door ak tableau bi gis ngeen ne Sénégal mbas mi duggee ci réew mi ba léegi mi ngi ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ñu ne ci pàcc ñi ngi toll ci junni daanaka bu manqué tuuti juróom ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu wér ba dellu ci seen njaboot toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett tey jii itam am nañu téeméeri cas ak ñeent yu bees téeméeri ay cas contact la ñeent yi cas communautaire ñàkk seen bakkan itam lim bi xam ngeen ne yokk na nag ni démb ñu ngi woon ci fukk ak benn tey dem nañ ba fukk ak ñaar si cas grave bu weesoo loolu itam région yi ñett yi muy Kaffrine Matam ak Kédougou ñoom ñoo amagul mbas mi fukk yi ak benn mbas mi laal na leen bokk na ci sax fu ñu naan région de Dakar Cambérène jàpp Patte d'Oie foofu Cheikh Diop mënu fa doxantul la mu gis nag mooy ñi jëngatu ci jëm ci wàllum wér-gu-yaram ña ngay gën a góorgóorlu bu baax ci wàllum sensibilisation beeg surveillance bi loolu itam ñu ànd ci ak kilifa yi yooyu les gox di sàkku ci askan wi nga la ñu sàmmonte ak digley kër docteur Cheikh Diop lañ fay fekk Cheikh nuyu naa la. Faty Dieng maa ngi lay fay di nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média demaloon nañ leen fa nga xam ne moom moo di ca Patte d'Oie bi ñu demee itam daje nañ ak askan wa nga xam ne rek ñoom ñoo fa yeewoo ginnaaw ay kàddu yu dox suñu diggante ak ñoom nag li ñu xamle bokk na ci ñu ngi daal di dëppoo lépp loo xamante ni rek kër docteur moom la santaane ci jamono yi nga xam ne coronavirus mi ngi wéy di lëmbe réew bu Sénégal ñu teewlu ko. commune bi fii am nañ fi 45 points. Lavage des mains ak des sensibilisations la point de lavage bu nekk nu ñu tàmbalee woon mooy dañ doon jël ñaari relais yoo xamante ne formé nañ leen teg leen fa jox leen tout ce qu'il faut comme document ku ñëw ñu wax la nan ngay raxasoo. ak ginnaaw loola itam ñu daje ci ñenn ci ñoo xamante ni rek ñu ngi ca gox ba ñu daal di leen di dippee ay bàjjenu gox ñoom itam mu mel ni rek lu ni mel la ñu xamle. li ñuy ñaax nit ñi di leen gën a soñ mooy surtout nañ jël geste barrière yi def ko seen moomeel. fu ñu dem ñuy sensibiliser population yi ci gestes barrières pour vraiment bañ a dooleel pandémie bi. commune bi moom dafa dégager 118 millions yi ñu dégagé dañu ni 100 millions yi denrées alimentaires la 18 millions yi aussi matériel médical la c'est-à-dire que jàpp nañu ni xeex bi fi mu nekk nii képp kuy dimbale di nga ñëw di nga indi produit di nga indi détergent. mais li ñu jàpp mooy du feebar bi kese moo nekk ci maladie yi. Faty fu jóge lool fa nga xam ne moom moo di ca Patte d'Oie mu di ca Cambérène foofee nag ba ñu fa demee itam ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñoom maa ko doon wenn say ngir rek xeex jàngoro ji di Covid 19. fi mu nekk nii ba fi ñu toll naam ñi ngi am ay cas suspect waaye ba léegi amatuñu benn cas bi nga xamante ni dafa positif ñuy ñaan yàlla mu jëm nekk loo xamante ni vraiment dinañu wéy ak moom xanaa di soññ rek ndax soññ du mat di gën a ñaaxaat askan bi ñi nga xamante ne ñi ngi ñëw ci biir santé bi ak ñi nga xamante ne ñi ngi seen biir kër ñuy def li ñu leen sant. te kenn safarul xaar ñu naan dafa li dafa lële waaye comme wax du doy te am na ñoo xam ne dañu dëgër bopp ni man alors moo tax du ñu bàyyi. saa yu ñu xëyee rek xale yaa ngi ci kaw ci kër yi ci mbedd yi di sensibiliser par ñaar par ñett. Faty lii lañ leen a jotoon a jukkil ci askan yu ñu bàyyi la nga wëyal li nga xam ne moom moo di miroir Covid 19. Cheikh Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko bu nu jugee Ndakaaru dañuy jàll Touba diggante Touba ak Mbacké ñu ne tey sax Touba am na ñett ci ay cas naam Mbacké amul ay cas Mouhamed Diop nag dafa doxantu ba hôpital bu Ndamaat ndax foofee am na ñenn ca personnel médical ba ñu mbas mi laal ci Touba Mouhamed Diop lañu fay fekki. tey nag soxna Faty ñoo ngi fii ci hôpital bu Ndamaatu nga xam ne nemeeku nañ fi ay cas positif au coronavirus ba tax na ñu ñëw seq waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. ñu war a dajeek ki nga xam ne mooy docteur El Hadj Ndiaye Diop di coordonnateur comité de pilotage bu Covid 19 ci biir hôpital bu Ndamaatu. dalal nañu xelu ñëpp ñi mu feebar. ñi ngi leen di suivre parce que ñun yoruñu suivi bi parce que bu amee feebar da nga koy jox équipe bu district bi ak Institut Pasteur ak tout ce qui tourne autour de la coordination ñi ngi leen di toppatoo et ñi nga xam ni amuñu ko jël nañu parce que situation bu mel noonu bu amee il y a une psychose ils ont besoin de situation psychologique ils ont besoin ñu dalal seen xel donc ñu fermer bloc bi pour l'instant pour dalal xel yi bien que man je suis bien placé pour savoir que il y a plus aucun risque au bloc
mais loo bokk ak ay nit aussi doo leen imposer bien que il y a plus aucun risque à opérer ou faire du travail parce que le bloc a été désinfecté et nous, même bien avant ça, les services sont désinfectés régulièrement. Tous les services, c'est pas seulement le bloc, mais tous les services. Donc, le bloc est opérationnel, mais comme on a du personnel qui était un peu secoué, il fallait leur laisser un peu de temps pour que nous digérer, pour que nous puissions reprendre cette ligue. Mais nous sommes des soldats au front, donc on reçoit des blessures, mais ça ne nous empêche pas de continuer de travailler. jërëjëf soxna Faty lii lañ leen andiloon ci xibaar yu ñu jagleel miroir Covid 2019 leen jox rendez-vous beneen numéro. Mohamed Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko dem Ndar Géej fekk fa itam beneen Diobène mu mel ne ñoom ñoo ibbi miroir Covid bi ndax Ousseynou Diop moom it ma nga Ndar mu def gëstu nag taxaw seetlu bu am solo ci lu jëm ci wàllum sensibilisation bi nu jagleel ñi dund ak jàngoro ji ñu naan diabète wala suukar sax bu la neexee xam ngeen Ndar Géej bokk na ci gox yi diabète bi gën a laal ci réew mi ak 20 000 ak juróom ci ay cas ca Ndar Géej Ousseynou la ñu fay fekki. jërëjëf miroir Covid 19 ci diwaan Ndar Géej li nga xamante nag moom la ñuy ubbee bokk na ci waa diabète humanité inclusion ñoom daal na ñuy taxaw ngir gën a jàppale diabète yi nekk ci diwaan Ndar Géej li ñu gis mooy ñiy feebar ci wàllu diabète bu fekkee ni coronavirus daf leen dal ñoom dañuy gën a loru tax nag ñu dem sensibiliser leen itam jàppale yenn ci ay poste ak itam hôpital yi nekk ci diwaan Ndar Géej. bon message bi c'est juste rek pour wax sénégalais yëpp rawatina ñi nga xamante ni les personnes diabétiques la ñu gën a fonk li nga xam ne les mesures préventives la. yi nga xam ni jël nañ ko ak respecter aussi les gestes barrières rawatina ñi nga xamante ni comme ni ma ko waxee sànq mooy diabétique yi ñoom moom affaire bi bu leen sonal bu leen laalee daf leen di gaañ si bu gaaw a gaaw. ginnaaw loolu dañuy génn dem ba ronk nag jàppale ni itam kilifa yi ñoom daan nañuy jàppale yenn askan yi nga xamante ne amuñu woon ndox ngir ñu mën a am robinet ndaxte xam nga ni jamono sensibilisation bi le ndox moom boo ko amul lu ci bari day xaw a taggatémbe. tey boo amee ndox sa kër. di war a mën a raxas à tout moment daa ko mën a def sans problème kon loolu nekk na lu yombalal njaboot bi lu yombalal jigéen ñi lu yombalal borom kër gi pour que nit yi respecter mesure de propreté. kon mu ngi noonu diwaan Ndar Géej Ousseynou Diop Habib Seck lii la leen indiloon tey jile ci miroir Covid 19. Ousseynou Diop ca Ndar Géej ñu sant ko bu baax gërëm ko dellu si ci Ndakaaru dem ca banlieue ba fekki fa Salif Sow taxaw seetlu bi mu ngi ko jagleel lu jëm ci wàllum jënd ak jaay rawatina marché yi xam ngeen ne démb foofee ca Kër Massar am na ay jaaykat yoo xam ne dañoo jugoon di ñaxtu gannaaw ba nu jëleeb dogal tëj leen ca marché ba wala bokk ay bés yu ñu koy tëj lu ci mën a am Salif Sow la mu waxtaane ak ñoom bokk na ca ñenn ñi nee ñu dogal la itam boo xam ne mënta ñàkk waaye nag nañu def ndànk ndax jafe-jafe mën naa am ca banlieue bu Ndakaaru Salif Sow moo fa toogal groupe Futur Média Salif maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax soxna Faty Dieng tey jii lu ñuy waxtaanee mu ngi jëm ci wàllu marché yi nga xamante ni ñoo nekkee ci banlieue bu Ndakaaru marché ay Nomadi ba Kër Massar coow amoon na fa ba commerçant yi demoon def toogaanu ñaxtu ci buntu mairie ba moo waral ba réunion di ndaje bu yaatu am ci diggante ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité administrative yi autorité locale yi ak ñi nga xamante ni ñoo jiite marché yi waaye dogal booba buur nee na du ci deltu gannaaw askan wi naka lañ ko gisee nee ñu dogal yooyu di tëj marché yi lu baax la waaye du dëgg-dëggi pexe. bu ñu xoolee ñu wax naan géejuwaay mu am na ay ñeent fukki cas loo xam ne am na ko fii ci biir géejuwaay marché yi nag moom mutuwaay dañ ko ci war a am même bu fekkee dañ koy ubbi tey tëj ko ñaari fan ñetti fan ci diggante boobu ñu koy tëj nañ ko désinfecté maanaam yóbbu fa ay pompe ñu jéem a xool dañ koy seetale bu mu seetla ba nga xam ne ñi bu ñu reprendre delluwaat ci marché yi duñ fa mën a jëlee benn jàngo di ko waat ci biir kër yi. dana waar torop ci tëj bi ñu koy tëj waaye tamit tëj bi suñu engrais rek la moo tax ñu koy tëj waaw Macky Sall moom na fexe ba su ko tëjee mu sóoraale ñun jigéen ñi nga xamante ni bala ñoo suñu xëyee faaw ñu dem marché. mu ngoog Pape Demba mi mujjee wax bokk na ci ñi nga xamante ni jël nañ seen loxo dugal seen poos bokk ak la ñu am askan wi di jàppal ma jàpp gi gis nañ ne lu fës la guddi yi fi nga xamante ni moo nekkee ci banlieue bu Ndakaaru jëm ci wàllum xeex coronavirus. Salif Sow la woon ca banlieue bu Ndakaaru ñu sant ko bu baax gërëm ko doxantu ca diwaanu Bawol fekk fa Mouhamadou Moustapha Ndiaye njaareem taxaw seetlu bi mu def moom Mouhamadou Moustapha ba tey lu jëm ci ab liggéey la mooy ñi yore liggéey yu ci mel ni loué ay bâche ak ay chaise maanaam ñi yëngatu ci wàllum xew xam ngeen ne mbooloo mi des koy tere dajaloo bi itam naka noonu ba tax na tax boobee liggéey dafa tàggate ba ca njaareem Mouhamadou Moustapha Ndiaye Mouhamadou Moustapha Ndiaye ñu ngi lay ziar. soxna Faty ñu ngi lay delloo ziar
ziar di ziar mbokk téléspectateur u TFM yi seetaan jamono ji fii ci réew mi ak ci biti réew di leen dalal fii ci département bu Diourbel mbas mi di coronavirus bi mu tàbbee ci réew mi ba léegi économie dëkk bi daf ko yëg bu baax a baax. secteur bi di yëngu ci wàllu location ay bâche chaise ay bool ak barrière yu mel noonu yëg nañ ko bu baax a baax a baax. bu dee luye bi buñ koy luye dinañ ko luye lu mat fukki yoon wala lu ko ëpp luye bu ne mën naa génne 30 000 wala 35 000. mbas mi bi mu génneeg léegi suñu yëpp a taxaw natt bi sax dañ koo arrêté li ñu doon dimbalante nii di joxe di jël di ci dimbalante di ci liggéey ñi amul doole di ci dematut bagage yi gis nga ko ni mu poseere kenn jëlu ko lu man ñaari weer ngi kenn jëlu ko liggéeyuñ ci defuñ ci dara. métti na ndax koo xam ne yaa ngi doon am revenu boo xam ne bu am doole la bu am solo nga jékki-jékki lépp taxaw. couche yu mu laal aussi bëri na trop si ñun parce que ñun dañuy lépp la ñuy couvrir soit muy sonorisation yu mag muy décor muy chaise bâche lépp loo xam ne tellement que impacté nañu ak doole daal. noonu it lañ ko nemmeekoo ci côté animateur yu mel nii. gis nga léegi noonu ñu génne bumóor yi doon jëndoon ay bumóor yu bees doon ko bëgg dañ ko si bëgg a remplacer pour animer kas rajo bi yu si mel ne événement yooyu nga xam ne dañ ko annulé lépp. nga xam ne jotoon nañoo jënd bagage yooyu fi mu toll nii dañ koy stocké kon ñun affaire yi ñun la gën a laal li ñuy dundalee suñu njaboot gisoo écran plat bi nekkoon fii jaay naa ko barki de moo njaay wifi bi dañ koo dagg te fan yee yëpp ñoo ngi ñëw du bëgg a couper courant bi te wax dëgg yàlla daal moom moo ci des quoi yàlla moom moo ci des parce que suñu activité yi yëpp arrêté nañu. soxna Faty mu mel ni nag mbir yi fépp la méttee xanaa di ñaan suñu borom rek mu teggil ñu lii nga xam ne moom moo ñu dal ak coronavirus bi di leen dig daje beneen yoon fii ci département bu Diourbel ak seen correspondant Mouhamadou Moustapha Ndiaye pour Miroir Covid 19. Mouhamadou Moustapha Ndiaye ca njaareem la woon bu nu fa jógee dañuy doxantu ca Matam fekk fa Ali Bandel Niang moom itam dem na seeti waa service national de l'hygiène ñoom nag xam ngeen ne saa yi nu jógee rek fomp ak set setal itam moo leen tax a jóg maanaam dañuy jàpp bu baax a baax ci xeex bi Croix Rouge itam naka noonu ñu ngi koy def fi jéego waaye ñu tàmbalee ko ak waa service d'hygiène Ali Bandel Niang ca Matam Ali Bandel nuyu nañu la. soxna Faty Dieng maa ngi leen di fay di leen dalal jàmm fii ci région bu Matam ñu dooree suñu xibaar yi tey ak service national de l'hygiène bi nga xamante ni dañoo amal opération de désinfection et de désinfectisation ci biir l'hôpital régional bu Matam la leen ci yóbbee nag da di bërëb boo xam ni fii la ñu jàppoon bu ñu amee cas fii lañ ko waroon tëral capitaine May Fall mooy kiy jiite élément service national de l'hygiène fii ci région bu Matam. dafa nekk ci wàllu xeex Covid 19. ci plan d'action bi nga xamante tey li activité ci bokk bu ñu paree ci yooyu tey nag dañ nekk ci hôpitaux yi ak centre santé yi poste santé yi hôpital régional de Matam comme ni nga ko xamee hôpital la yenn ci hôpital bi gën a rëy ci région bi moom ak hôpital régional de Ourossogui donc moo tax tey ci def des désinfections de grande envergure ak nébulisation avec des appareils très performants pour arriver donc à toucher l'ensemble des services coins et recoins de l'hôpital lu ñu ci seen toujours mal xoddeeku prévention. gannaaw Matam dañuy wéy ba Kanel fa nga xam ni élément Croix-Rouge yi ñu ngi wër dëkk ak dëkkaan yi la leen fa yóbbee nag moo di vulgariser itam di maye masque bi ndax jàpp nañ ni doomi aadama yi du ñu ne ñoo jotandi ci masque yooyee Aminata Sy moom mooy seen njiit ci biir département bu Kanel la. waaw dañuy ci def pour xeex mboros bu ñëw fii. grâce maire bi nag moo ñu dimbali parce que moo jënd ay masques yi mu ne waa Croix-Rouge ñu ñëw accompagne leen ñu def sensibilisation pour ñu distribuer les masques pompe na marché yëpp marché yu nekk ci dans toute la commune de Ourossidi vraiment maire bi moom dafa jàppale population bu baax a baax. taxawaay Croix-Rouge c'est la sensibilisation sur le Corona 19 parce que la Croix-Rouge depuis le 2 jusqu'à présent chaque village y a un élément de la Croix-Rouge qui buy sensibiliser bu amee 2 wala ñaar ñetti sax ñu leen jox seen dosage pour ñu def sensibilisation dans le village ku nekk dafa war a rester chez lui en même temps les éléments qui sont chez eux. soxna Faty Dieng li moo ci tënk li ñu nasoon jëm ci wàllum xibaar ñeel Miroir Covid 19 fii ci région bu Matam di leen jox dig daje rek ëllëg bu soobee suñu borom. Ali Bandel Niang la woon ca Matam Miroir Covid 19 day wéy gannaaw bàkk bi ñu àggali.
xibaar yi ñeel mbas mi ca biti réew soxal nag doomu Sénégal yi dañ koy tàmbali ak fële ca gànnaar foofee itam doomu Sénégal yi fa nekk nee ñu nag lim bu takku dem nañu rek ngir bindu ji ngir mën a am ci ndimbal li nga xam ne dañ ko jagleel diaspora bi ci xayma ëpp na 5 junni loolu nag ci liggéey la boo xam ne dañu ko tàmbali bëgg rek mbas meek na mu leen laalee ñu gis ci seen bopp ci ndimbali ca Mauritanie Mouhamed Diop lañ fay fekk Mouhamed ñu ngi lay nuyu. Fati ma lay fay rek tey jii nag xam ngeen ne Sénégal day joxe ndimbal ci ñi ñeel wàllu corona bi mu am nag benn site boo xam ne nag dañ ko jagleel képp ku bëgg a bindu ngir loolu waaye nag daf ci am ñoo xam ne nii ñoom bindu boobu da leen di jafe tax nag kuréel gi di FACSEM te mu ëmb lépp loo xam ne nag mooy mbootaayu doomu Sénégal yi fii daal di nag jóg taxaw temm nag ngir dimbali ñooñu. bu ne benn waaw voilà léegi ñaar yi ngay indi. ñaar yi moo des. bi ñu fi egsee nag tase nañoo ak kii di Assane Gueye mi nga xam ne nag moo jiite FACSEM mu ñuy wax lan moo tax nag kuréel gi dugal ci loxo. Les Sénégalais 80 et quelques % accès wuñu à l'internet mënuñu dugal seen bopp moo tax ñu organiser wu ñun suñu bopp avec les associations pour que fexe ñëpp ñi nga xam ne mënuñu dugalal seen bopp seen code ci plateforme bi ñun di fexe ba nu dugalal leen. ci biir centre bi nag ñoom ñu ngi def lépp loo xam ne nag seen kéemtalaay kattan rek ngir aar nit ñi nag ci feebar bi. voilà grand yow taxaw foofu c'est bon da nga jël distance ku ñu paree rek ñu dem. yaa ngi judd le 7 4 1991 Diourbel. ton numéro de téléphone c'est le 48 55 24. waaw suñu remplir ba pare ba code bi pare dossier yi yëpp mot dañ koy boole yëpp yóbbu ko au niveau de l'ambassade. Fati xanaa ma lay tàggu rek ba ëllëg indil la yeneen xibaar yoo xam ne nag day ñeel naka la doomi Sénégal yi fii ci Mauritanie di dund ak lii di jàngoroy corona. Mouhamed Diop la woon ca Mauritanie bu nu fa jugee dañuy des ba tey ci dendub Afrique bi doxantu ba réewum Côte d'Ivoire Cheikh Ibrahima Fall wax lu jëm ci wàllu masque yi xam ngeen ne itam masque yi dañ foofee itam ci réew ma dañ ko fay war di sol comme niñ koy sole fii moo tax nag foofu ca Côte d'Ivoire kuréel gi lëkkale ñawkat yi fekk baax ci réew mi te nekk foofu di liggéey am nañu wala bokk ñaw nañu limub masque bu takku ba jébbal ko consul ba Cheikh Ibrahima Fall la ñu fekk ca Côte d'Ivoire ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Faty di nuyu tamit suñuy téléspectateur nu tey nag ñu àndandoo ak kuréel gi nga xam ne moo ëmb ñawkat yi ñu ñawoon lu toll ci juróom-benni junni ak nangam ci ay masque doon ko jottali consul général bi nekk fii ci Côte d'Ivoire. tey Sénégal yi nekk Côte d'Ivoire ñu wax fédération de couturiers bon masque yi nga xam ne nii doon ñu ko liggéeyloo ñu liggéey ko ci liggéey bu aw yoon moo waroon tey ñu ñëw fii ci kanamu consul bi doon ko jébal masque yi loolu moo taxoon suñu teewaay tey jii. ñu ne ñun on est là on n'a rien à faire on est prêt pour le Sénégal dañu bëgg lu ngeen soxla ñu wax ñu ne ko na soxla nañu masque ñu ne bu ngeen indee tissu yëpp daañu ko defal bu soobee yàlla 105 francs ñu dem jënd tissu bi ils ont amené ici 6200 et quelques masques pour may la communauté sénégalaise. soxna Faty fi laay wàcce sama kàddu di la jox dig daje beneen yoon. ñu wax ci wàllu déconfinement ca États-Unis la ñu koy waxtaanee fukki fan ak juróom ci weeru mai foofee ca état bu New York ñu ngi ko fay xaar ndax askan wi la ñu gis rek muy tëju bu yàgg na liggéey bi taxaw na loolu nag di xibaar bu neex lu ci mën a am nag doomu Sénégal yi nekk foofee ca États-Unis d'Amérique rawatina ca état bu New York ñu ngay sàmmonte ak nañ leen ko digale ca États-Unis El Hadj Ndaw la ñu fay fekki. Soxna Faty Dieng nga nuyu téléspectateur TFM yëpp muy nouvelle yu neex en tout cas jóge fii ci New York City New York State bokk na ci dëkk yi nga xam ne nii fii ci États-Unis moom la feebar bi gën a jàpp ba ñu ngi xalaat ne peut-être gouverneur bi ak maire bi que ne fii ak le 15 mai ci weer bi ñu nekk nii ne dinañ ubbiwaat dëkk bi bien sûr petit à petit la nekk mu nar a nekk loo xam ne ni lu am solo léegi chaque 24 heures danañ ko def ndax dañoo seetlu woon ne ñu gën a bëri si ña fay liggéey dañoo ñàkk seen bakkan essentiel worker yi tamit ñu ci gën a bëri si ñoom métro bi la ñuy utiliser loolu nekk nouvelle boo xam ne bu neex la ñu gën a bëri tamit suñu mbokk sénégalais yi métro yi la ñuy utiliser loolu nekk nouvelle boo xam ne nouvelle bu neex la li ci gën a neex tamit mooy yenn yi ci business yi nga xam ne ubbi nañ ñi nga xam ne laaj nañ ne dañu ne vraiment loolu jox na leen courage gën na rassurer nit ñi ne on n'est pas la fin du monde mu nekk loo xam ne lu am solo la. góor baax na jigéen baax na dañu dem ak yéen ba West Coast plus précisément foofu ci LA ki nga xam ne moo jiite Sénégal yi fay yewoo mu ñëw ak ñun wax ñu ni ñuy dundee mbas mi foofu ci LA.
asalaamaaleykum sama mbokk yi man la Binette Ngom présidente association des Sénégalais de Los Angeles maa ñëw fii tey defal leen benn vidéo bu gàtt rek si situation coronavirus bi nga xam ne moo nekk partout dans le monde. fii au niveau de Los Angeles wax fa dëgg yàlla si communauté sénégalaise bi ñoo ngi sant suñu borom ndax dégguñu fi benn cas amul benn li pour report que ni am na feebar bi sometime ñu am étudiants yu woote pour xool ndax mën nañ leen dimbali ou bien ñu am ku transité woon ñëw Los Angeles xam nga te mënatuloo dellu peut-être am nañu quelques cas yu demee noonu mais si feebar bi ou bien ku si génne àddina yàlla suñu borom ñu dimbali nañu si naka la ñuy dundee confinement bi nag mooy topp luwaay discipliné bu ñu waree génne soo suñuy masque ak suñuy gants protéger suñu bopp dem dox li ñuy dox rapidement dellu si waat si biir kër yi bu ñu toogee si biir kër yi also lan la ñuy def li si ëpp toog ay njaboot yi toog ak famille bi waxtaan andi histoire Sénégal parce que occasion ñu toog ak suñuy doom. waaw jërëjëf soxna Faty Dieng lii la ñuy indiloon tey di wax jàmm ak jàmm fu jàmm newul dara new fa. El Hadj Ndaw la woon ca États-Unis d'Amérique ñu jeexalee mbokk yi ak ni ñu tàmbalee woon fàttali leen rek xibaar yi gën a fës tey ci àllarba ji juróom-benn fan ci weeru mai atum 2020 Sénégal mi ngi ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci ay cas Covid 19 ñi nekk ci am pàcc ñi ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar junni bu manqué tuuti ñu wér itam di juróomi téeméer bu manqué tuuti ndax ñu ngi ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett fukki doomu aadama ak ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan ki mujj ndaw la bu dëkk fële ca Rëbës ay atam toll ci fanweer ak juróom-ñaar tey itam am nañu téeméeri cas ak ñeent yu bees téeméeri cas contact la ñeent yi nekk cas communautaire lu jëm nag ci cas grave yi ñu ngi keek lim bu toll ci juróom-benn bu leen xoolee itam carte Sénégal ni ma koy waxee saa su ne fukki région ak benn moom la laal ña ca muccagum Matam la Kaffrine ak Kédougou mbokk yi miroir Covid 19 la woon ci télévision Futur Média jaajëfal bu baax sunu correspondant yi nekk ci biir réew mi ak ñeneen ca biti réew équipe de coordination bi équipe technique bi kenn demul ñu des jaajëfal leen yéen tamit ci seen safo ak seen kóolute dig daje ëllëg di leen fàttali bu baax geste barrière yi distanciation sociale ñàkk sa bopp ñàkk ña ngay jëflanteel ba ëllëg ci kàttanu Yàlla